Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. di ñëw rek ci tënk niñ ko waxee léegi live bi tey du gudd waaye di sàkku ci ñëpp képp ku ñuy seetaan te lii ñuy wax ñor la ñi ngi lay ñaan nga partager vidéo bi s'il te plaît maximum partager ñi ngi koy ñaan ñëpp ñu partager vidéo bi parce que li ñuy wax lu am solo la. alors ñu leeral niñ leen ko diggee woon ki nga xamante ni moo tax tey ñuy wax di président Ousmane Sonko naka la nekkee modèle waxuma sax modèle mais nekk référence ci képp koo xamante ni politicien nga ci réewum Sénégal. ñun sénégalais yi dañoo miin di gis politicien boo xamante ni du am métier dafay ñëw def politique pour lekk alalu réew mi. ñu mel noonu la ñuy faral di gis ñooñ la ñu miin ku mel ni Ousmane Sonko nga xamante ni dafa amoon métier macha allah amoon liggéeyam amoon teraangam nekk ci jàmmam doon dund tranquillement ak njabootam ak famille-wam li mu doon am ci salaire am mu doyoon ko mu mënoon ci dund ba xëy retraité nekk ci jàmm kenn du ko saaga ci réseaux sociaux yi kenn du ko saaga ci internet bi kenn du ko tuumaal kenn du ko tendre piège. kenn du yàq deram kenn du yàq famille wam mais ak yooyu yëpp jàmm jooju yëpp mu nekkee woon mu bàyyi ko fa ñëw ngir Sénégal bàyyi ko fa ñëw ngir sénégalais yi ni tey ma xeexal sama réew ak lu ma ci mënti dund tey ma xeexal sama peuple tey ma xeex ngir développer sama réew donc dafay am solo ci ñi nga xamante ni comprendre nañu kii li ko tax a jóg ñu leeralal ñi nga xamante ni comprendre ñu ko. Ousmane Sonko yàgg na di wax sénégalais yi naan système bi gars yi comprendre ñu dinaa leen leeral tey lan moo tax Ousmane Sonko di sonn ngir réew mi en fait te nii étudiants yi def jug génn takk seen ndigg jug génn wane ni kat Sénégal dafa jot ci ñi fi nekk jóge fi ci nu mu gën a gaawee donc du warul étudiants yi kese dafa war ambulant yi dafa war mool yi parce que ku ne gis na jafe-jafe yi mool yi nekkee gis nañu licence de pêche yi ni ñu koy joxee étranger yi ñu ñëw ak seeni cargo yi ci géej gi ba xamante ni sax fu seen cargo yi jaar mool doot fa amati jën bërki démb dama gis Paris dama dugg ci benn magasin gis fa benn waaye buy jaay yaboy man foogoon naa ni yaboy amul France gis fa kuy jaay yaboy benn yaboy 5 euros ça veut dire que benn yaboy 3500 francs benn yaboy 3500 francs te buñ la waxee ñoom licence de pêche yi leen di jox ñi leen ko état bi di joxee Sénégal non da ngay jommi kon ça veut dire que ñoom étranger yi nga xamante ni ñoo fay ñëw di guux géej gi di guux jën yi ba ñun suñu réew waxuma sax mool yi mais ñun sénégalais yi mënatuñu lekk jën bu baax kon ça veut dire que ñoom suñu dirigeants yi def ay étranger ñu ñëw jëfandikoo koom-koom gi ci réew mi jël ko jox ko ay étranger def leen ni milliardaire moo leen gënal jàppale doomi réew mi nekk ci biir réew mi nga génn foofu fi moo ci jafe-jafe bi nekk ci pêche bi nga xool sàmm yi tey li ñuy jànkonteel wax naa ko fi amul benn tabaski boo xamante ni tabaski mus na jot ñu ne tey Sénégal alhamdulilah tabaski ren ñu ñooy tabaskil suñu bopp Mauritanie du ñu indil seen tàpp yooyu wala Mali du ñu indil seen coggal googu ak Niger ñu ñooy tabaskil suñu bopp musul am kon ça veut dire que dañu sàggane càmm gi te ay sénégalais yu am jom ñoo nekk ci sàmm gi ay gor pire ñoo nekk ci sàmm gi ay sénégalais yoo xamante ni amuñu leneen lu ñu def lu dul sàmm gi lu dul sàmm ñuy ay noble
di ay gor pur di ay sénégalais di ay ñoo xamante ni buñ leen jàppalee bu état bi defoon li war waat naa ci yàlla ni dinañ dem ba waxuma la Sénégal mais ni Mali ak yeneen réew yi di demee di ñuy indil xar ñu ñuy dem ba yóbbul yeneen réew ñu tabaski ñu génn foofu mais pour wàll leen ni Ousmane Sonko modèle la référence la pour gën a leeral li ko def l'espoir du peuple sénégalais. Président Ousmane Sonko dafa yàgg di wax naan système bi foog mu changer tey ma leeralal leen bu baax a baax pourquoi système bi Sénégal war a changer te système bi Sénégal kenn mënu ko changer ku dul président Ousmane Sonko. li waral état bi di rey boppam fi mu ne nii pour sacrifier ko ñoom xam nañu lan moo tax. xool leen ñaata sénégalais waxoon naa fi bërki démb xool leen ñaata sénégalais ñooy liggéey ci entreprise yu mag yi sans contrat de travail ça veut dire que di liggéey au noir. ñaata sénégalais ñooy liggéey au noir te mënuñu ñàkk bañ a liggéey parce que dañu war a dund lii lañu gis force ñu jël ko suñ ko jëlul duñu dund. léegi da ngay dem ba yow état du Sénégal dafay gëmloo ñoom ci seen système bu bon bi fi nekk dañuy gëmloo sénégalais bi que ni donc amul importance ngay liggéey ñu lay déclarer di la cotiser sécurité sociale sa retraite et tout ça amul importance li am importance ci yow rek mooy fin du mois nañ la fay nga dem dundi sa yoon nekkul ci sa retraite. donc loolu la ñuy gëmloo sénégalais bi parce que bu ñu bëggoon système bu bon bi ñu dégager ko fi. Sénégalais bu nekk dina am droit que bu nekkee ci place di fa liggéey donte 50 000 francs lañ koy fay wala 100 000 francs lañ koy fay ñu mën ko déclarer donte day màgget wala day retraité di toucher retraité am 15 000 francs 20 000 francs ba 100 000 francs nu mu mënti toll mu mën ci di jot pour walla ni liggéeyuñu te pourtant administration du Sénégal, il y a inspection du travail, il y a des inspecteurs là-bas, mais lan mooy seen liggéey kon ba entreprise yu mag yi mën nekk Sénégal di recruter nit ñi au noir buñ lay jël contrat yi moral lay nekk dama bëgg nga defal ma nangam laa lay fay nga ni non nangam arrangé wu ma nangam nga may fay ngeen waxtaan ba juboo ngeen dem liggéey 100 ans da nga koy nekk ci entreprise bi kenn du la déclaré bokk na ci li Ousmane Sonko naan système bi nañ ko changé parce que bëgg na bépp sénégalais boo xamante ni yaa ngi Sénégal di fa liggéey ak looy mënti def doon ta dawalkatu taxi nga looy mënti def système bi changé ba boo màggetee mën a toucher sa retraite doon ta dawalkatu taxi nga. ngeen comprendre loolu bu Ousmane Sonko di wax naan système bi war na changer c'est pour nous en fait pour ñun sénégalais yi la mais système bi fi nekk xam nga mooy lan mooy baadoola bi day gën di nekk baadoola ki am di gën di am ak njabootam. li naqari waa ji ba tax mu génn fi mu nekk ñëw di xeexal réew mi. li naqari waa ji ba tax mu génn fi mu nekk démissionné postam nekkoon ci jàmm doon liggéey tranquillement amoon trangaam bàyyi fa lépp ñëw pour dimbali sénégalais yi la loolu nañ ko comprendre que ni système bi fi nekk war nañ ko changer ba sénégalais bi nekk ci réew mi di liggéey mën a yëg boppam ci réew mi mais système bi fi nekk nii su jugul baadoola bi day gën di nekk baadoola ki yor ki am xaalis di gën a tedd ak njabootam maanaam Sénégal du dañ ci benn loxol groupe bu ko téye da ngay dem ba léegi homme d'affaires yu mag yi nga xamante ni walla ràññee nañ leen ci réew mi dañuy dem walla dañuy dem sax pour sécuriser seen bopp day gis benn homme d'affaires boo xamante ni day sàcc alalu réew mi yépp lu baree ci réew mi dem collaborer ak benn communauté ñu yëkkati responsabilité yu mag jox la mu nekk sa mën la sécuriser sa digganteeg état wala sa digganteeg population bi ba li nga sàcc mën a raw boroom xel yi laay waxal xam ngeen bu baax li ma bëgg a wax ba li nga sàcc mën a raw bu ñu waxee ñu ni non kii boo ko laalee communauté bii yëngu wala kii boo ko laalee nangam ak nangam mu nekk ci réew mi di sàcc ak njabootam
du mujj fenn di caxat-caxate suuf réew mi alalu réew mi du mujj fenn parce que dañ naan kii boo ko laalee laal communauté nangam ak nangam après nag léegi moom lu mu gagné ci ay milliards am mu dem voilà pàccoo ak chef yi nga xamante ni ñoo nekk ci communauté boobu dem pàccoo ak ñoom voilà ñu gën a dëgëral postam ba dem ba sax ba état dootul wax ci moom dara mu nekkee ci réew mi du n'importe quoi mais sénégalais yi est-ce que bu ñu defee bu këru diine yépp defee noonu église bi def noonu créer ay hommes d'affaires yoo xamante ni dañuy nekk di sàcc alalu réew mi église bi couvrir leen bu ñu leen laalee communauté chrétienne jub murit gi def noonu ñu créer seeni hommes d'affaires yoo xamante ni dañuy nekk di sàcc alalu réew mi communauté murit protéger leen ànd ko xalifa bi kenn du leen wax tiijaan gi def noonu ñaseen def noonu xaadir def noonu laayeen def noonu fan la réew mi jëm fan la réew mi jëm te président Macky Sall wax na ko fi bu yàggul ne am na dossier yoo xamante ni boo ko laalee réew mi yëngu kon da nga ciy teg sa tànk wax na ko fi moom moo ko wax ñuy dégg kenn waxalu ko moom moo ko wax ñuy dégg te effectivement am na ci Sénégal ay dossiers yoo xamante ni boo ko laaloon tey mu jaxasoo xam nga mooy ñan mooy ay nit ñoo xamante ni mën nañu bañ a nekk sax ay politiciens ay hommes d'affaires yoo xamante ni dañu nekkee ci biir réew mi du n'importe quoi di ay sàcc yu mag di sàcc alalu réew mi di sàcc suufu réew mi di ay grands délinquants di def du n'importe quoi ci réew mi alors ñu jug protéger leen ba lu ñu dóor ñu partager ko ak ñi leen protéger bu fekkee yow dafa am benn communauté bu jug protéger la alors yow da ngay bokk ci ñiy financer communauté boobu ba loo sàcc 40% yi wala 50% yi da nga koy indi defaat ko foofu defaat ko ci seeni projet defaat ko ci seeni bëgg-bëgg defaat ko ci seeni activité defaat ko ci seen poche ñu protéger la nga nekk ci réew mi du n'importe quoi mais bu fekkee këru diine yi Sénégal yépp dañoo def noonu fan la réew mi jëm fan la réew mi jëm gars yi nañu xoolaat Sénégal li fa nekk en fait fan la réew mi jëm bu ñëpp defee noonu te loolu kenn mënu ko dindi ci réew mi ku dul ñun sénégalais yi léeg-léeg di nga gis koo xamante ne day bokk ci biir communauté boobu mais du ci mën a wax ndax terroriser nañu nit ñi defal na ci nit ñi ay menaces psychologiques ba kenn ñemeetul àddu ñëpp ni pat gis li xew ci réew mi kenn mënut a wax kenn ñemewut a wax ku wax ñu saaga la ku wax ñu menacé la ku wax ñu sosal la ku wax ñu toroxal la ñu bàyyi noonu réew mi bu waa ji wax naan war nañu changer système bi donc ñi xam li xew xam nañu kii fi muy waxee en fait te li muy wax du pour boppam li ma wax démb rek gis nga Ousmane Sonko bu fekkoon ne boppam moo ko tax a jóg impôt du fa jóg lu mu bëgg mën na ko fa am parce que impôt ku ne xam na ni mosukaayu place mosukaay la en fait impôt place mosukaay la lekkukaayu xaalis la nañu waxante dëgg te bu loxoom seetlu woon ba mu fa jógee ba léegi génneel nañ ko lu ñu mën a teg ci table bi nañu waxante dëgg bu loxoom seetlu woon ba mu fa jógee ba léegi génne nañu lu ñu teg ci table bi ni ko lii kaay yaa ko fi def kon su bàyyee lépp bàyyi métier am bàyyi salaire am bàyyi jàmmam bàyyi jàmbi njabootam ñëw di xeex di sonn c'est pour nous pour ñun la xoola pour sauver ñu la ñun étudiants yi pour sauver ñu baykat yi pour sauver ñu sàmmkat yi pour sauver ñu nappkat yi pour sauver ñu transport bi chauffeurs yi apprentis yi pour sauver ñu ambulants yi pour sauver ñu ba ci ndongo daara yi pour sauver ñu téer yi pour sauver Sénégal a tax loolu sénégalais dañ ko war a xam kii jug nag pour dimbali la boo amee koo xamante ni dara taxu ko ñor ku dul boppam ak famille am da ngay war a mën a takku nag jug ba xam ni da ngay war a takku jug ba kii nga xamante ni boppam ak a tax a jug bañ a yegsi ci kii nga xamante ni suñu njëriñ a ko tax a jug ñun ñëpp loolu sénégalais yépp ci war a jug ñëpp ci war a jug gis nga nii étudiants yi def ambulants yi noonu la ñu war a def mool yi noonu la ñu war a def
sàmm yi noonu la ñu war a def. di nga ci gis teur boo xamante ni xoolal dina nekk ci entreprise bu mag di liggéey nekk fa 40 ans di liggéey ba toucher retraite xam ne dañuy toog a topp maara dem si ba amee émérite bu ñu toucher bu ñu retraité 10 francs duñ ko am par mois. dañ fay nekk ba retraité duñu toucher seen retraite parce que kenn du leen déclaré au noir la ñuy liggéey te ñu nekk ci ay entreprise yu mag di gagner ay centaines de millions par mois. dafay confirmer que ni système bi baaxul. ñu nar a bàyyi Sénégal nekk ci benn lobby ñuy caxatee alalu réew mi. da ngay dema sax yow pour nga dund tranquillement da ngay obligé bokk ci lobby bu bon boobu pour mën a dund wala ñu lay mosal nga noppi. man nekk naa ci entreprise di liggéey 4 ans yoo xamante ni sans contrat du travail 2 ans yoo xamante ni fayu ñu la 2 ans yoo xamante ni ay 50 000 francs lañ lay jox mënoo ko ñàkk bañ a jël parce que da ngay dund da nga bëgg a dund. am na benn waaye bu ne ma mais yow attends gis naa ko ci message yi mun ma yow naka nga mën a nekkee Touba TV di fa liggéey nga ni yow 50 000 francs lañ lay jox te yaay dalal nit ñi yaa daan financer sa bopp say transport et tout ça ci li ñu xamul. man ku ma xam nga ni déjà avant may nekk Touba TV dama am métier de 1 marché HLM ku miin marché HLM di nga ma xam man déjà teur laa man de 1 de 2 tàggkat yonent bi laa de 3 am naa samay business bopp man am naa feneen fu mu mënee xaalis fu dul Touba TV. bu ma teewee micro ci 1 heure de temps lañ may jox ci par fin de mois ca télé ba mën naa ko am ci 30 minutes ci bu xolu nit ñi seddee. kon du sax c'est pas que samay transport ak loolu ma daan def c'est pas que non jugewul ci ñooñu en fait. beneen bi ci topp yàlla boole ma ak nit ñu baax ñu may teral parce que je suis un griot fier d'être waaye nag géwal yontu yàlla Muhammad. kon je m'en fous 50 000 waxuma sax 50 000 lu dul 50 000 damay tëdd léegi yow am ko. kon man je m'en fous kon ñiy wax di commentaire non di wax da ngeen di bàyyi ba xam kii wax ku mu doon wala ngeen xam mooy kan d'abord doog a wax. duma ci dellu si duma ci tontu mais Sénégal dafa jot système bi changé ñi ko Ousmane Sonko di waxee. dafa jot ñu changé réew mi gis nga lu ko mooy 50 ans kii ñàkk mooy gën a ñàkk kii am di gën a am. gis nga bu sénégalais yi jugul takku xeex lii mu jeex ci réew mi kii am mooy gën a am kii ñàkk di gën a ñàkk. da ngay nekk ci entreprise di liggéey ba nit ki jékki-jékki nga soos ko neexatoo ko mu dàq la ca biti du mujj fenn parce que signé lu la benn kii. am na Sénégal wala amul Sénégal ay sénégalais ngeen yéen a may déglu am na wala amul am na. di nga gis ku nekk ci entreprise dafa liggéey 50 ans musu la am kayit musuñu ko déclaré au noir lay liggéey. impôt bi ku ma am ndey la ak ku ma amul ndey am na entreprise yoo xamante ni musuñu fay impôt mais boo contré état tey nga dee kon ça veut dire que ñoom fexe nañu ba teg système bi ci anam boo xamante ni ku ci bëgg a génn da ngay noppi ci li ñuy def da ngay ànd ak ñoom ci li ñuy def ñuy caxate alal réew mi nga xam ko ni pat bu ñu amee seeni sarax la ko nga noppi. ñuy tedd seen famille di tedd seen njaboot di tedd yow baadoole bi jàng ba ni ar yéey say këyit say parents daj ci yow lu nekk sa famille daj ci yow lu nekk pour nga jàng da ngay jàng ba diplômé liggéey doo ko am boo mënta grade yi comme ñoom doo liggéey. ñaata nit lañ fa gis ñu jàng ba ni ar gis ay nit ñu méritéwul dara ñu teg leen ci seen kanam
am na wala amul ay sénégalais ngeen. gis nga saa yi nañu waxante dëgg gis nga affaire yi buñ ko teg ci parparloo ak far nañ ko teg ci xel ak xalaat xool li ñuy wax dëgg la wala du dëgg. buñ teg affaire yi ci parparloo buñ ko teg ci parparloo nañ ko teg ci xalaat en fait parce que saa yi ñun ñëpp ay sénégalais lañu bu ñu sañoon suñu réew day jag bu ñu sañoon réew mi dafay jag bu ñu sañoon Sénégal day dépassé fii mu toll. nit ñuy wax ci mbedd mi waxuñu pour ay parparloo nañu xoolal nañu jël féete ak par teg fële. murit bi na jël li mu gëm teg fële tijaan bi jël li mu gëm teg fële chrétien bi ku nekk jël li nga gëm teg ko ne la ca ginnaaw ñu teg Sénégal ci suñu diggante gën jël li ñuy wax xalaat ci lan moo ciy njëriñu réew mi d'abord ba pare buñ ko xalaatee ba pare après ku ne jëlaat li nga gëm def ci sa bopp. mais bu ñu jëlee intérêt réew mi boole ko gëm-gëm du dem. parce que man murit bi danaan non kii li muy wax nii arrangé wul murit communauté mouridisme kii ni non arrangé wul communauté tidiane kii ni arrangé wul chrétien bi kii ni arrangé wul nangam ak nangam réew mi du dem dañu xool li nga xamante ne mooy intérêt réew mi. te lii ma leen di wax yéen gis ngeen ko Sénégal gis ngeen fa ay homme d'affaires yoo xamante ni dañ leen di créer ay poste nommé leen loo xamante ni kenn du leen ñemee laal maanaam ay intouchable la ñuy nekk. pour ñuy gën a mën di dóor alalu réew mi pour ñuy gën a mën di sàcc alalu réew mi kenn du ci ñemee wax après ñoom ñu bokk ci ñuy financer communauté boobu noonu ci li ñuy dóor ci alalu réew mi. ay sénégalais ngeen yónni leen seen xel di ngeen xam ñu may wax après ñoom ñu bokk ci ñuy financer alalu communauté boobu ci loo xamante ni alalu réew mi la. sénégalais yépp bokk ci ay centaines d'hectares ñu jël ko ci suuf réew mi di ko jaay sénégalais yi ci lu sénégalais yi moom. gis nañ ko fi wala gisuñu ko fi donc nañu waxante dëgg ñun ay sénégalais lañ. bu ñu sañoon li ma wax bërki démb suñu réew day mel noo xamante ni benn sénégalais du soxlaa dem fenn ci àll bi di wuti dara au contraire réew yi ñuy dem di fa wuti dara dañuy ñëw di immigré si ci ñun. buñ ñu yoraloon réew mi yorin bu baax mais li ñu yàlla wërsëgalee war nañu mën a yegg foofu war nañu mën a am loolu. bu ñu yoroon réew mi yorin bu baax. réewi tubaab yi ñuy nekk di wut dara ñoom war nañu mën a ñëw di immigré si suñu réew parce que yàlla wërsëgalee nañu ko bu ñu sàmmaloon li ñu am mais au contraire kenn ku ci nekk yaa ngi caxatee alalu réew mi mu yem ci sa bopp yem ci sa famille ak ñi nga xamante ni jege nañ la nga leen di mosal ñu noppi di leen mosal ñu lay waxal di leen mosal ñu lay défendre di leen mosal ñu lay wax ñoo xamante ni wóor na la ni bu ñu tëddee ba suuf sedd ñu xalaat xool ci li nga nekk xool li ñuy wax dinañu xam ne dara du ci dëgg ay naafeq lañu. Ousmane Sonko bi li ko sonal du dara sonalu ko lu dul xeex yore lu bon wu ñu yore alalu réew mi sàcc gu metti gu ñuy sàcc alalu réew mi te li ci gën a garaaw ils sont tellement gourmands duñu lekk lu yam ils sont tellement gourmands da nga ciy gis ku sàcc loo xamante ni waxuma la doomam ak ba ci ay sëtaatam xaj nañ ci. da nga ci gis ku sàcc loo xamante ni waxuma la doomam mais ba ci ay sëtaatam xaj nañ ci alal jooju te alors que moment yi ngay def loolu sénégalais yaa ngi sonn fi réew mi toll ñun ñoo mën a jug takku xeex ko mu jóge fi te gis nga lii Macky Sall nar mooy opposant dootul am ci réew mi maanaam kuy taxaw di wax ak di dénoncer li ñu nekkee dootul am ci réew mi ñépp la nar a faagaagal. gis nga bu ngeen seetaanee ñun faagaagal Ousmane Sonko bu ko sénégalais yi seetaanee mooy opposant dootul am ci réew mi opposant dootu fa am
te bu paree ci politiciens yi ci lennat ci chef religieux yi la jëm parce que bari na ci ay chef religieux yoo xamante ne ñoom itam gars yi am nañ seeni dossier def leen attention. bu paree ci Ousmane Sonko bu ngeen seetaanee mu am li mu bëgg ci Ousmane Sonko bu ngeen seetaanee ñu téye Ousmane Sonko bu ngeen seetaanee ñu yàq ay kayitam ba dootul bokk ci élection yi bu ngeen seetaanee Ousmane Sonko dem prison opposant dootul am ci réew mi te bu boobaa ci chef lenn ci chef religieux yi la jëm loolu bu yeboo sénégalais yépp jug ci bu yeboo sénégalais yépp jug ci bu yeboo sénégalais bu mu mënti doon ak ci secteur boo nekk même boo nekkul Pastef nekkal sénégalais rek di yëngu ci mais dem leen ci xool atelier yi mag yi ci Sénégal tàmbalee ko marché HLM ak feneen téer yaa ngi xëy di daw ay kilomètres pour ñëw di liggéey si de un seen salaire baaxul de deux li ñuy toog met da nga ci gis ko waxuma la sax téer mais da ngay gis ku liggéey ci entreprise ba accidenté fa mooy faji boppam bu amul lu mu fajee boppam ay mbokk ma koy faj baa mu dee ci loolu kenn du ko déclaré gis nga jour bi nga defee accident sa patron xam ni mënatoo liggéey ci jour bi lay wut keneen ku la remplacer nga ciy teg bët sa xol di dagg te doo ci mën dara te boo moytuwul salaire bañ la daan fay mënoo cee faju boobu mënoo ci sax dund bu tranquille mënoo ci dund bu normal ba ciy faju loolu système bu baax la bu Ousmane Sonko naan système bi dafa mel ni sénégalais yi donc je ne sais pas comprendre nañ ko wala comprendre ñu ko kii yii moo ko metti yii moo tax muy wax te yii état moo ko fi war a jëlee kii yii mooy bëgg-bëggam ci bu jotee ci réew mi jële fi lii ba chauffeuru car rapide bi transporteur bi di embauché buy liggéey xelam day dal dafay xam ni non seulement li muy am kus néew ci salaire mu ngi nii mais bu dundee ba retraité dina toucher retraité am téer bi xam loolu mais pourtant yow commerçant bi aussi yaa ngi fay ay impôts pourquoi boo retraité mënoo toucher sa retraite bu système bi baaxoon non seulement di nga fay impôt cotiser sa bopp sécurité sociale boo retraité mën a toucher sa retraite boo demetee ba màgget nga xamante ni liggéeyatoo defatoo dara say activité taxaw na mën a am as tuut looy récupérer système bee baaxul c'est vrai que ñu baree bari dinañu dem ba li ñuy wax sax xëy na boo amul gis-gis bu bari doo ko mën a comprendre tellement que ñiy wax seen xol dafay jeex ci yorinu bon wi ñu yore al réewum Sénégal seen xol day jeex ba nit ñi duñu mën a comprendre moo tax may wax tout le temps ma ni ñiy wax nañu wax te bañ a bàyyi saaga wax ci anam boo xamante ne nit ñi dañ comprendre parce que là actuellement dafa jot ci ñuy wax ak nit ñi ci ñu comprendre en fait parce que xëy na boo dee wax di saaga nit ki du la déglu ba mën a comprendre li nga bëgg a wax moo tax jot nañu waxeek nit ñi ci anam boo xamante ni dañuy comprendre li même bu fekkee dañ lay saaga yow bul xool saaga yi xoolal nit ñi nga xamante ni yaa ngi wax ak ñoom ñu comprendre te vidéo yi nga xamante ni ñu ngi koy wax ak yéen ngeen partager ko nit ñi mën a comprendre dafa jot nit ñi comprendre te xam ni Ousmane Sonko programme am ak li muy wax pour baadoole yi la pour baadoole yi nga xamante ni ay sénégalais lañu bokk ci réew mi mënuñoo génn réew mi mënuñoo dem fenn fudul Sénégal te ñu ngi ci réew mi di sonn 100 ans baadoole bi di nekk baadoola kii am di gën a am loolu la fi bëgg a jëlee système bi ñu changé ko ba mu mel noo xamante ni ñépp dañuy gis seen bopp ci réew mi ki feebar baadoole bi feebar mën a faju ni mu waree ak lu dooleem néew mais Sénégal am na jàngoro yoo xamante ni bu fa dalee nit te amoo moyen billaahi da ngay dee
baa ni ngay mujjee mooy exposer sa bopp ci réseaux sociaux yi di sàkku ndimbal. nañ waxante dëgg, am na wala amul? bari na fa jàngoro yoo xamante ni bu fa dalee nit bu amul moyen dafay dee. wala ni muy mujjee mooy exposer boppam ci réseaux sociaux yi di sàkku ndimbal. nga foog ni as gor nga foog ni nit ku nekk neex na la yow nga feebar exposer sa bopp di filmer sa bopp di wax sa bopp sa feebar di sàkku ndimbal pour faju. ku ko def nga foog ni am na lu la neex. ku ko def amoo lu la neex, ñàkk pexe la ko tax a def. bépp sénégalais bu ko def feebar exposer boppam ci réseaux sociaux yi di sàkku ndimbal, bu ko amee ak bu ko amul lu ko neex. bu trouver ku ko faj ak bu ko trouver wul amul lu ko neex. bu amoon pexe day faju te suturaam du xawee ko. bu amoon pexe day faju te kenn du ko filmer di ko teg ci réseaux sociaux. kon ku dem ba def ko rek sa fekk na sa mettit mënatoo ko supporter. mettit bi nga nekkee mënatoo ko muñ. da nga ciy gis nit koo xamante ni sax dafay dee nit ñi naan la dafa noppalu. xoolal loolu, dafa dee ñu naan la dafa noppalu tellement que ni ci souffrance yi mu nekkoon. mais yooyu yëpp ñu gis ko te mënuñu ci dara, te dara yóbbeewuñu ko lu système bu bon. mais centaine de milliards yi suñu dirigeants yi di luubal. bu ñu ko defaloon ci santé sénégalais bu feebar faju. sénégalais bu feebar faju ak lu sa doolee néew. bu ñu sàmmaloon alalu réew mi sénégalais bu feebar faju. non seulement ku feebar di nga faju, mais non seulement système bi am na nuñ ko doon defee kenn ku ci nekk dina mënal boppam loo xamante ne bu feebaree day faj boppam. parce que sénégalais ñàkkul jom. sénégalais ñàkkuñu jom. kenn ku ci nekk li nga mën a def pour am ci dara yaa ngi xëy di ko def. ki mën a jaay gerte caafam mi ngi saaf gerteem di ko jaay. ki mën a jaay cereem mi ngi xëy di jaay cereem. ki mën a jaay radeem mi ngi xëy di jaay radeem. ki mën a jaay fondeem mi ngi xëy di jaay fondeem. kooku dafa ñàkk jom. kooku ñàkkul jom. mi ngi def li mu mën. dirigeant yu bon moo tax ba tey mënta sentir boppam ci réew mi. ki mën a dawal sareet mi ngi xëy di takk sareetam amu ci kersa amu ci complexe. bu ñu waxee ñu naan non sénégalais yi léeg-léeg nga toog ci plateau yi ñu naan la non sénégalais yi li ñuy nangoo def ci dëkk ya ca li ñuy nangoo def en étranger bu ñu ko defee ci réew mi dinañu am. sénégalais yi di def lu ko raw ci biir réew mi dafa tax ñu am. da nga fay gis étranger buy jaay fonde. sénégalais yi ñooy jaay fonde. da nga fa gis étranger buy jaay cere laa wax sénégalais yi fiy jaay cere. gis nga fi étranger bu xëy takk sareetam sénégalais yi ñooy takk seen sareet. da nga fa gis étranger bu takk sareet di ramasse ay mbalit sénégalais ñooy takk seeni sareet di ramasse ay mbalit ci koñ yi di ci jël fukki dërëm ak ñaar fukk. kooku dafa xeeb li muy am. kooku dafa ñàkk jom. kooku ñàkkul jom xeebul li muy am. sénégalais la mi ngi def li mu war a def. arrêté leen di wax naan non sénégalais yi li ñuy def ci étranger bi. sénégalais yi li ñuy def en étranger pour am lu ko raw sénégalais yaa ngi koy def ci biir réew mi taxul ñu am. te dara yóbbeewu leen ko lu dul yorin wu bon wu ñu yore wu ñu yore réew mi. kii génn tey bàyyi liggéeyam bàyyi léppam mu tere ko nekk ci jàmm tere nekk njabootam ci jàmm lu ne mu koy dégg lu ne njabootam di ko dégg lu ne famille am di ko dégg ñun ñoo tax ñun sénégalais yi ñoo tax. loolu na sénégalais yëpp xam loolu partagé leen vidéo bi sénégalais yi xam loolu xam que ni kii li muy dégg li muy daj pour ñun la ñun ñoo tax ñoo ko yóbbee. ku fi taxawati naan sénégalais yi li ñuy def en étranger def leen ko ci biir réew mi nañu ko ni waxoo dëgg. sénégalais yaa ngi def pire lu ko raw te gis nañu ko. sénégalais yi ñoo fi ambulant di dox ba seen tànk di pënd. sénégalais yi ñoo fi tekk ay sareet di ramasse mbalit. sénégalais yi ñooy jaay ndox ci garage yi. sénégalais yi ñooy daw di dàqante ci tali yi di jaay mango di jaay madd di jaay lu nekk pour daan seen doole. boo déparé Dakar jëm Fuuta route nationale bi doo romb benn dëkk te gisuloo jigéen bu yore boolu màngoom wala boolu kiiwam di daw di dàqante côté yi. kooku dafa ñàkk jom. kooku dafa ñàkk jom. kooku mi ngi daan dooleem. et dafa tax mu sentir benn yoon boppam ci yorenu réew mi. non non taxul mu sentir benn yoon boppam ci yorenu réew mi. te pourtant sénégalais la
te li ñuy caxat-caxatee ci alalu réew mi wàllam daf ci nekk parce que sénégalais la te pourtant li muy def ma nga cay fay ay juuteem maire ngi ñëw sonal ko muy fay juuti di fay ay yeneen ak yeneen ak yeneen bu ko deful ñu ñëw sonal ko fa mu nekk toroxal ko yàq liggéeyam. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.